donc àdduna du lu yomb du li nga xam ne da ngay ñëw rek jaar jàll donc boo bëggee am liberté boobu da nga koy xare yaa koy xeexal sa bopp waaw yaakaar naa ni muy Lat Joor muy Amari Ngoone Sobel muy Buur Siin muy Kumba Ndoofeen et cetera ñooñu ñëpp dañoo faayit dañ ko xeex ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ñoom ñëpp ay ñoom Maodo Malick Sy ñu mel ni ñoom Baye Niass ñoom Boukounta et cetera magum diine yooyu noonu dañoo xare ku ci nekk fa nga ne rayante nga ba tey jii nga am liberté boobu noonu donc ñun ñi nga xam ñun ñooy sëtaati sët yi yegg si fii ñun war nañ mun a def loolu ñun aussi bañ a di seetaan injustice bañ di seetaan lu jaarul yoon ba muy dal ci keneen waxuma laa sax ci ñun ba muy dal ci keneen donc dëkk bi yaakaar naa ni je pense bien que ku ci nekk ñi ngi jaar ñëpp Sidi Lamine Billy jaar bu wér jaajëf waay yee so tey dafa am lu ñuy waxtaan lu ma bëggoon ñu waxtaanee ko rek ci bu waxtu bu gàtt moom mooy tey dañ seetlu benn affaire man dama seetlu benn affaire mooy chaque jour comme ni nga ko doon wax da ngay gis ay nit yi nga xam dañuy béggee ay réalisation comme nu gars yi doon wax bàyyi leen góor gi mu liggéey ñi lan la liggéey ñu ne defar na tali wala defar na pont ñi ñëwaat encore ñu ne bàyyi leen Macky mu liggéey lan la liggéey ñu ne defar na stade bu ñuy bëree wala defar na fu ñuy làmb fu am làmb wala defar na lii wala defar na benn pont wala defar na benn caniveau donc mu nekk li nga xam ni boo koy dégg ci benn dëkk boo xam soi-disant développé wala en voie de développement parce que man musuma gëm yàgg nañ ma ko jàngal primaire laa nekkoon ñu may gëm ni Sénégal un pays en voie de développement te ba tey jii nii ñu ne l'an 2000 Dakar sera comme Paris après tant d'années après une vingtaine ou trentaine d'années Dakar reste lim doon Sénégal reste lim doon musuñoo gis Dakar mu mel ni Paris musuñoo gis aussi benn émergence bi nga xam ne am na lan moo la koy mën a won moom mooy tey da ngay dem ci dëkk yi boo génnee Dakaaru Njaay fekk mun nañ ne Sénégal Dakaaru Njaay la bu weesoo Dakaaru Njaay leneen yëpp ay village la leneen lépp ay village la tey dañ ko gën a xaaj sax gis nga nan nga mun a tey ji ñàkk doole ñu jëlaat la ci sa néewul doole googu noonu rocciwaat la encore beneen doole ci yow parce que tey boo xoolee tey ji Sénégal dañ ne woon 11 régions la ñun bu ñuy jàng 11 régions yi tey da ngay jël Kaolack mu njëkk bi sax y avait la région du Sine Saloum ñu ñëw xaaj ko mu nekk Kaolack am Fatick tey jii ci biir Kaolack boobu noonu amoon na ay département lu mel ni ay Kaffrine lu mel ni ay Nioro tey jii ñooñu pour seeni mbirum politique sax dem nañ diviser waat région yi jël lu mel ni Kaffrine Kaolack maanaam pauvreté bu fa newoon ñàkk gi fa newoon tilim bu fa newoon xasaw gu fa nekkoon mbalit gi fa nekkoon juuxu fa weñ ya yooya tàngoor ga amul dara lu kii Sine Saalum bi usine Sine Saalum bi ma usine xorom bi amul leneen kenn koo fi gis muy liggéey Jakarta la yor ku la ne maa ngi liggéey rek bu newul marché di nekk tôlier wala mu dem marché ñëpp marché la ñuy daje kenn ki tailleur la kenn ki jaaykatu keccax kenn ki jaaykatu ñebbe keneen ki ku ci nekk bu yeewoo boo deful ndànk marché lay dem n'est-ce pas buñ ci jëlee lu mel noonu lu ci des yëpp ay Jakarta lañ yor di dawal ils sont dans l'informel tey jii ñu dem jël lu mel ni Kaffrine dagg ko loolu Abdoulaye Wade moo ko defoon ak collectivité locale yi dagg ko dem def ko région yaa ngi dégg mi ngi mel ni tey sama cër gi ak nu muy ndaw nga jël sama loxo bu ko def cër jël sama beneen loxo bi bu ko def cër jël sama bii tànk bu ko def cër jël sama bee tànk bu yàggee bu deful ndànk man sax dama dul dox loolu moo am comme Kédougou moom moo am comme Tamba région la woon boo xam ne moom moo engendré Kédougou tey Kédougou région la donc loolu yëpp ñoom dañ koy def pour caaxaan pour foo rek mais xam nañ ni dëkk boo xam ne taxawagul dëgëragul sax amul benn usine bu fay taxaw di dox bu nit di yeewu di dem di doxit di dem di liggéey dans le formel loolu amagu fa waxuma laa ngay ñëw naan da ngay jëlaat dëkk boobu di ko këppatiwaat ay di ko këppati yu ndaw pour rek sa électorat muy wane ne encore politiciens yi dara intéressé wu leen ci ñun ni ñuy dundee ak fu ñuy dundee maanaam seen environnement lu leen intéressé moom mooy ni ñu mën a dagg-daggatee affaires yi pour ñoom seen électorat gën a mun a bari seen électorat ñu mun a am feneen fu parti bu nekk
ñu daggate ko noonu la ñu gën a mën a bëree ay nit yi leen di voteel et partout et seen i nit yi nga xam ne nag ñoom buñ gañee dañ leen di bugg a jox quota ci li ñu gañee ñooñu il faut que ñu tàggal leen ci fu ñu nekk aussi créer leen fa benn atmosphère bu baax pour ñu ci mun a jëriñoo alalu réew mi loolu moo waral ñu daggate ko ba Sénégal tey ji 11 régions la tey jii dem na ba ay 15 régions te 15 régions yi tur rek la am amul leneen lu fa ne tey boo demee Tamba booy dugg ci bunt bi ba booy génn galère gi fa ne coono gi fa ne mettit gi fa ne tàngoor gi fa ne même tàngoor gi sax mënuñu ko exploiter même chaleur bi sax mënuñu ko même tey jii ak soleil bi mënuñu ko exploiter même vent buy daw Sénégal mënuñu ko exploiter énergie solaire zéro énergie éolienne zéro amul lan li nga xam ni tey mun nañ ko exploiter ci ressources naturelles yi ñu yàlla may bu weesoo di ko exploiter di ko jox tubaab yi wala tubaab yi woo tubaab yi signé ay contrat tubaab yi jël ko di ko yóbbu bu ñu mënoon jël suñu soleil tubaab yi dinañ jël suñu soleil yóbbu bu tubaab yi mënoon jël suñu géej dinañ rocc ci géej gi tibb ko yóbbu bu tubaab yi mënoon jël tey suñu vent bi ñu am tey richesse boobu ñu am yu naturel yi tubaab yi dinañ ko jënd ñoom tibb ko yóbbu ko comme ni ñuy tibbee suñu sel suñu lu mel ni xorom ci nekk Lac Rose noonu lañ koy tibbee di ko yóbbu Europe tey boo gisee tey foofu bu amee ay taw ak bu amee ay neige ak yooyu xorom soosu ñu lay tuural foofu noonu pour bañ verglas bi loolu yépp Sénégal la jóge donc tey mu nekk li nga xam ne lu doy waar la tey nga dem ci région yi boo duggee ci région yi da ngay rus amul région bu développé amul région bu développé Sénégal Dakar moo ci tane moo am tarfatal ay na lus néew parce que réalisation yu gars yi def yëpp Dakar la yem région yi benn affaire lañ am mooy tali mooy capp-cappal tali bu benn président di ñëw benn ministre yi ñëw wala benn kii ñu jël guddi googu noonu lamp yi dinañ ko taal lamp yi dinañ ko taal lamp yëpp lamp route nationale bi fépp fu mu war a jaar lamp route nationale bi dinañ ko taal n'est-ce pas dinañ taal li nga xam ni foofu la autorité bi di war a jaar pour mun ko nax n'est-ce pas mais autorité bi tamit comme ñoom la mel rek xam na nu mu demee parce que moom tamit yàgg na ko def donc bu ñuy ñëw tey bu ñu dugg benn Kaolack wala ñu dugg benn Tamba route nationale bi la ñuy jël a électrifier ko buñ jógee ci loolu lan la ñuy def tali bi la ñuy ñap nabal fépp fi nga xam ni pax la woon boo dugg ci région yi demal amul benn région booy dugg boo xam ni pax amul ci tali yi ngandam maami nii ay ngandam maami pax ñoo fa nekk laa wax moo waral accident yi oto yi dañuy moytu pax yi di gën a wàcc ngay gis ay oto yu daanu ay jullootu ngay gis ay accident yooyu yëpp dara warulu ko parce que du chauffeur yi dañoo mandi du dañoo tox nii dañoo manqué nelaw non c'est faux parce que tali yi baaxul ñu fi dee yëpp 90% ñàkkum tali yi baax la seet leen bu baax dañuy moytu ay pax loolu moo waral tey accident yi région booy dugg ci buntu ba ci fin ba tali amul tali bu baax donc defuñu fa dara région yi nos gouvernants n'ont rien foutu de bon defuñu fa dara te pourtant nag léegi lu tax ma def prise de conscience collective souvent 90% si seen électorat ci région yi lañ koy gagné ak ci banlieue yi gën a sonn ñoom tamit boo demee Géejawaay boo demee Yëmbal route de Boune Kër Massar Pikine galère gi fa ne comme ñoom ak région yee yem mais souvent lan moo tax pauvre bi nga xam ni lekkul naanul nalawul jàngam baaxul santéem baaxul amul benn infrastructure bu baax amul benn lieu d'épanouissement bu baax te souvent foofu noonu ci pauvreté boobu nag extrême pauvreté boobu ci la politiciens yi di exploiter pour gagner encore loolu war na mën a jaaxal ku ne exploitation bi ñoom fu ñuy gagner xeexuñu amul benn politicien buy xeex pour jéem a gagner plateau non il s'en fout parce que gis nga amul benn politicien buy xeex pour gagner Mermoz non seen xeex bi yëpp fan la c'est dans le ghetto fan la ñuy rayante jël seen rakk yi sax yóbbu Aliou Sall fu mu ko yóbbu Géejawaay la ko yóbbu Aliou Sall xamul sax Géejawaay bu Géejawaay di doon Géejawaay xamul sax luy Aliou Sall mais day jaral na leen jël seen i doom jël seen i papa jël seen i yaay sax yóbbu ci quartier populaire yi yóbbu leen ci ay yu mel ni ghetto yi yóbbu leen ci mel ni banlieue yi pour mun a exploiter terrain yi ñoom politiciens yi pour wala ne encore rek nan la ñuy exploiter suñu misère
léegi ñoom di jaral na leen jëy yóbbu fa ay nit pour ñoom ñu xeexal leen tey jii ñoom fan la ñuy gañee Guédiawaye la ñuy gañee Pikine la ñuy gañee Kaolack la ñuy gañee Casamance la ñuy gañee yeneen yëpp fu nga xam ni fa la nit yi gën a dajee fa lañ gën a sonnee fa lañ gën a ñàkkee lekk foofu la ñuy gañee waaw mais léegi loolu foofu laa bëgguñu ko waxtaanee c'est quoi le problème lan moo waral nga mun ma xiifal marloo ma rafleloo ma lekkuma naanuma sama jàng baaxul samay doom a ngi galéré pour ma tegal leen boolu ceeb lu ne laay daj man bu élection jotee kooku man nga xam ne moo ma teg loolu lépp man moom laay votel wala dañ naan moom moo gagné côté boobu lu jara xoolaat la man loolu moo waral tey ma def vidéo bi pour ñu waxtaan suñu biir lan moo waral ñoom ñi exploité suñu misère après di gagné après buñ ci paree ñun continué waat di dundaat lañ doon dund loolu dafa doy waar dafa kéemtaane parce que tey jii da ngay dem ci région yi mais yow c'est bu Macky Sall bugg a taxawee ci région ne man liggéey naa fii mais kooku noonu te kenn yuuxoowu ko c'est parce que réellement on a un problème un énorme problème entre nous on n'est pas sincère on n'est pas franc parce que man mënuma comprendre loolu mais tey jii pour man président bi Macky Sall moom warul mën a taxaw ci ay région di wax nit yi mun ko déglu parce que région yooyu noonu boo yooyu di ko wut à part ñenn ñi doon ay élèves te seen jàng baaxul ci grève lañ dëkk ñeneen ñëpp laa la wax ay dawalkatu Jakarta lañ wala ñi nga xam ne liggéey gi ñuy liggéey ñoom ñoo ko liggéeyal seen bopp mais joxuñu leen ko mooy nga bàyyi jàng nekk maçon nga bàyyi jàng nekk menuisier nga maanaam dans l'informel nga bàyyi jàng doon tailleur mais kon ces genre de pratique là bu fekkee mi ngi am ci réew mi nga xam ne lekkuñu naanuñu mais nan lañ mun a def ba ñooñu war a mun a am foofu noonu mun a réclamer ne ñoom ñoo gañe foofu mais banlieue bi buñ sonnee ba tey jii mais ñan ñoo leen sonal mais banlieue boo xam ne kër goo xam ne kër lëmb la kër populaire quartier populaire kër goo xam ne di nga fa fekk nu mu dee benn 12 personnes papa ak yaay ak 12 personnes mais 12 personnes yi boo jëlee xale yu ndaw yi ñooy jàng ñi ci des yëpp kenn jàngul kenn liggéeyul bàyyi nañ jàng te kenn liggéeyul wala ñi ciy liggéey menuisier lañ wala maçon wala tôlier wala whatever mais c'est dans l'informel mais tey jii ñooñu mënuñu ci génn te chaque jour gouvernement bi tenir ay conseil des ministres ci région yi dig leen monts et merveilles et à la fin duñ gis tous léegi lan moo waral nag léegi après en retour ñooñu dinañuy ñëwaat foofu taxawaat fa di leen digaat ay yeneeni mbir ñuy tàcco ko yuuxu là c'est là la ñu war a poser la question lan mooy suñu problème léegi bu fekkee ñoom ñoo ñuy sonal ñoo ñuy xiifloo ñoo ñuy marloo ñoo ñuy dig ay mbir duñ ko def après 5 ans après 7 ans ñu revenir aat foofu taxawaat fa di fa waxaat loolu mu amaat ay tàccu mu amaat ay yuuxu ba après vote jot ñu voté leen foofu nag lañ war a xool loolu mooy prise de conscience bi léegi man dama bëgg pour une première fois ma jël ay éléments ñu dugg wax ma lan moo waral yow ñu mun la xiifal marloo la rafle loola li nga war a jot wala li nga moomal sa bopp joxuñu la ko en retour ñu retourner encore ñoom ci seeni bopp fekkaat si la fu nga nekkoon te digoon nañ la lu bëri defuñu ko fekkaat la fu nga nekkoon di la waxaat ngay déglu di la waxaat ne woo ko bàyyil kàcc di la waxaat sànni woo ko xeer di la waxaat nga koy déglu di la waxaat ba nga am fitu jël sa carte di ko tëmbal man loolu laa bëgg a xam c'est quoi le problème réellement entre nous ñun ñii ñu waxtaan lan mooy suñu problème ñun les sénégalais parce que aussi l'homo sénégalensis war nañ ci wax sénégalais bi lan moo waral lii nii muy dund parce que loolu c'est sûr et certain que bu fekkoon beneen dëkk développé yi nga koy def munoo ñëw fen leen ba pare après nga retourner toog ñëwaat defaat fa ay conseil des ministres dig leen monts et merveilles demaat sa yoon après 4 ans 5 ans nga ñëwaat foofu encore bugg leen fenaat encore pour ñu votel la léegi foofu nag moom moo jar waxtaan bi
léegi man loolu noonu ma bëgg a indexé suñu bopp wax ni Sénégal fu mu toll du politiciens yi ñun ñii la man loolu laa bëggoon wax tey quoi pour ñëpp déglu ma ne Sénégal bu toroxee Sénégal bu ñàkkee Sénégal bu sonnee Sénégal bu nekkee ci dund ak dee du benn autorité ñun ñii la ñun ñoo toroxal Sénégal ñun sénégalais yi ñoo toroxal Sénégal ñun sénégalais yi ñoo trahir Sénégal ñun sénégalais yi ñun ñoo fen Sénégal ñun sénégalais yi ñoo delloowul Sénégal li mu mérité parce que Sénégal mérité na ay nit yu baax mérité na ay dirigeants yu compétents mais seen dirigeants yi ñun ñoo koy joxe région yu gën a torox ci Sénégal boo demee seen autorité yëpp ñi ngi nekk ci gouvernement bi ñi ngi affilié wu ci gouvernement bi boo demee tey Kaolack maire bi waa Macky Sall la waa APR la boo demee conseil boo demee Kaolack lépp li ko jiite waa Macky Sall ñoo ko gagné député yi ñëpp ci waa parti Macky Sall lañ jóge maire ba waa Macky Sall la boo demee Tamba pareil boo demee Diourbel pareil boo demee Gossas pareil te ñoo gën a torox kuy torox yoruñu lekkuñu naanuñu seen dëkk baa nga xasaw xunn mbalit maa nga fa taxaw nekk ay montagne yu mbalit laa la wax boo demee Tamba boo fa duggee ba booy génn c'est la galère extrême la galère au vrai sens du terme gobar jaase buñ añee duñu reer bu ñu reeree duñ ndëkki dëkk bi mi ngi metti pour nga am fa 500 francs c'est tout un problème muy Tamba muy Kaolack muy Gossas muy Kër Madiabel mais ces genres de personnes là en retour ñoom ñooy retourner di votel kooku noonu ku leen ko teg waa léegi yéen ñooñu noonu est-ce que ñooñu mérité wuñu ñu tibb leen interne leen fan wala dalal xel parce que là-bas nag bu fekkee niveau boobu lañ toll am na problème de conscience bopp parce que mënuma comprendre ñun ñi si suñu bopp ñu am problème mu choix dañu am problème mu choix mais koo ñam loxom kay kooku war nga ko xam kooku war nga ko mën a bàyyi fii kan moo fi ñamul loxo Macky Sall kan moo fi ñamul loxo Idrissa Seck kan moo fi ñamul loxo Madické Niang ku ci nekk yàlla may na la fi ay responsabilités yu dëgër yu wow koŋ yu nga nekk ci réew mi te gisuñu ci benn développement ci la nga ne ñooñu ñoo ñëwaat encore bëgg a gëmloo ay rêve ay monts et merveilles sénégalais bi bu ko dund toujours ci rêve yooyu nax ma maa ngi nii de nax ma mais nalaw dañ naan dëkk bi dañuy nalaw nañ yeewu ñu foog ne nalaw moom mooy nga tëdd di nalaw non nalaw mooy yow ngay xoole mais sa esprit bi di nalaw sa esprit bi on parle d'esprit quand on parle de système c'est pareil on parle pas d'une personne benn réseau la ñuy wax ni ñuy doxalee seeni mbir donc loolu mooy problème bi donc quand on parle de réveil brutal que sénégalais yi dañoo war a réveiller wu dañoo war a éveiller wu dañoo war a yeewu ça a rapport avec la tête dañoo am ay problème et le réel problème nag c'est la conscience dañoo am problème mu conscience ñun parce que dëkk yi gën a torox fa la gars yi di gagné sàcc yi la sonnal yu la toroxal yu la néewal doole à la fin ñooñ ci seen bopp foofu la ñuy gagné waa ñan ñoo leen di votel dama leen di laaj ay jinne ñoo leen di votel wala ay rab wala ñoom dañuy yónni foofu ay mal ak mais lan ñan ñoo leen di votel vous les sénégalais yéen man ak yow ñoo leen di votel ñun ñi lekkul ba suur ñun ñi naanul ba màndi ñun ñu naanul ndox mu baax ñun ñu am problème mu am eau potable nga dem ci àll bi dañuy bay ba dee kenn du ko jënd da ngay bay ba dee kenn du ko jënd demal ci àll bi moom kenn waxatu ko bu dee ñun dañoo waaj a dee ñoom ñi ngi sukkuraat waa àll bi ñoom ñi ngi sukkuraat man dem naa ci àll yu gën a sori ci Sénégal le Bundu et le pays Bassari partout Fouta désert total amuñu lu dul sump garab yi ngay romb ba dugg kër ñu dëkku kii bi nu mu tudd Macky Sall bi sump à part sump ak siddéem
désert comme désert total galère gu fa nekk marre d'Italie ak partout au Sénégal mais ñooñu ñooy gagné foofu gars yi ñoo fay gagné ñi lay nax ñi lay sonnal ñi lay xiifloo ñi lay rafliloo chaque jour ñoo fay gagné parce que ñooñu yor nañ pouvoir bi ba dem ba léegi gars yi nan la ñuy def élection yi fu mu ne ni xaalis bari lañ dajale ci bureau de vote yi la ñuy taxaw ne la génnal bulletin wu gars yëpp sauf Macky Sall boo ko génnee dañ lay jox 5000 francs nga dugg boo duggee di voté ñu ne la beneen 5000 baa ngi nii ci buntu bureau yi laa la wax 5000 francs lañ lay jox ne la demal beneen 5000 baa ngi nii boo duggee dugalal bulletin Macky Sall yeneen yëpp nga génne ko boo génnee yëpp sauf bulletin Macky Sall bi am nga beneen 5000 xoolal yooyu xeetu corruption am ñi nga xam ni pare nañ pour dugg ci biir pour benn 5000 boobu fàtte nañ seen galère nag seen galère fàtte nañ ko ndeysaan pour benn 5000 boobu noonu jaral na leen ñu dugg joxe 5000 joxe dugal fa kii Macky Sall bulletin Macky Sall génn ak yeneen kii pour ñu jox leen benn 5000. est-ce que ñooñu xam nañ danger bi est-ce que ñooñu xam nañ degré bu ñu def degré dégâts bu ñu def bi nga xam ne dañuy sacrifier toute une nation pour benn 5000 francs. moo tax ñu ne problème foofu la problème mu ngor nekk foofu la problème mu ngor nekk parce que gars yi seen ngor jaay ko ak 5000 francs sax njëg la pour jënd ngor Sénégal 5000 francs ab sagaru 5000 francs njëg la pour jënd ngoru nit et après ku jaay sa ngor moom te animal képp ku jaay sa ngor moom mooy def entre l'homme et l'animal différence bu fa nekk mooy ngor animal xam ngor googu nag boo ko jaayee loolu rocci nga sa cëru nite boobu noonu tu deviens un animal donc tu es animal dis-toi que tu es un animal et tey jii sénégalais yi ñu gën a sonn ñoom ñooy dem di voter li ñooñu te ñooñu pare nañ xam nañ loolu gis nga bu Macky Sall demoon faluwaat day xiifalaat marloo gars yi rafleloo gars yi sonnal gars yi duñ lekk duñu naan da ngay dem benn dëkk mais fii sax wax naa ko gars yi man leen jarul ay namm naa Sénégal est-ce que changé na wala dara changé wu fa demal ci région yi tey da ngay dugg Valdiodio Ndiaye miir yi nga bàyyi woon foofu sama papa bu mu fa doon jàngee wala nga dem ay vent veau miir yooyu noonu suñu papa yi doon jàngee foofu ñoo fa ne ba tey dagguñu ci dara changé wuñ ci dara daane wuñ ci dara après 50 ans après 60 ans après 70 ans école bi dara soppeewu ci boo duggee ci biir boo def daal sax table banc boobu sa baay doon jàngee wala sa maam mi ngi foofu taxawaat ba tey ba léegi ci gouvernement boo xam ni parewuñ sax pour jàkkaarloo ak opposition bi pour mun a def débat table banc bu sa baay doon jàngee boo deful naa wala sa maam wallaay boo demee ci classe ba fekk ko fa bu amoon marqueur di nga gis table banc baa nga fa taxaw bougé wu dara soppeeku fa da ngay dugg ci benn région boo fa namoon sax boo fa duggee rus parce que dara dafa gën a yàqu délabré tout est délabré ci région yi amuñu dara amuñu lu dul naaj amuñu lu dul yoo amuñu lu dul mbalit mooy seen richesse amuñu lu dul mbalit amuñu lu dul weñ les régions seen richesse mbalit la yoo la weñ la soleil la naaj loolu lañ fa yor région yi wax leen ma beneen richesse ak masse humaine boo xam ne nit yi bëri fa mais dara donc Sénégal dafa am un réel problème te réel problème bi du ma ko causé nii Macky Sall du ma ko jox nii Ablaye Wade du ma ko jox nii Senghor man mii laa koy jox ñun suñu bopp ñun ñii am sañu problème ñun ñoo yor ngàndam maami problème te nanguñu koo faj bugg a dem bugg opposition kii bi nu mu tudd autorités yi fajal ñu non mënuñu ñu ko fajal parce que dañuy jaay sañu ngor te amuñu fulla kuy jaay sa ngor te amoo fulla kooku moom sa waaye kan moo la mën a faj kan moo la mun a faj kan mooy dem hôpital ne wooy docteur si malade mu ne la lan la nga ne non sama ngor dama amul sama ngor fajal ma munu ko faj benn docteur munul faj sa fulla ak sa fayda am na yoo xam ne ci nit la war a nekk
boo ko ñàkkee moom tu deviens un animal ñoom loolu lañ xam jaral na leen sàcc alalu réew mi partagé ñu ko même dañuy gis sax Sénégal koo xam ne day ñëw ak ay éveil de conscience bu baax di yedd di yeete di xamale waxu nit di wax ñiy dégg ñu koy minimiser mais man bu ma gisee ay lu mel ni Macky Sall dem ci région yi ak lu gars yi réew mi lu ñuy wax yépp ci Macky Sall dem ci région yi fees dell meeting ñu fees dell ñu ne dañuy dem pour seetaani Macky Sall j'ai dit que là y a un problème nag fii la éveil de conscience nag war a am nag affaire bi ñun ñii la ñun ñoo sikk boo xam ni yàlla rek a xam sa niveau bi ñun ñoo yeewuwul ñun ñoo nekk di nalaw ñun jàpp ñoo gën a yées Macky Sall laa la wax ñun ñoo gën a yées Macky Sall ndax ku yées ku falu ñi ko fal ko gën a yées ñun yéesaati yées lañ def bu Macky Sall yéesee ñun yéesaati yées lañ def région yi nga xam ne ñoo gën a torox boo demee Macky Sall taxaw fa di def meeting nga gis des milliers de personnes yu taxaw te kenn ñëw fa ndax sa sago ndax kenn ñëw fa ndax sa bëgg-bëgg kenn ñëw fa ndax sa am envie rek bu ko dem seetaan Macky Sall parce que tu l'aimes non c'est faux parce que dañ laa solal yére parce que dañ laa jox sifflet parce que dañ laa fay maanaam da ngaa jaay sa ngor 2500 wala 5000 francs ñu daggal la ab tiisi ñawal la ko jox la muy suñu papa yi ak suñu yaay yi surtout ñi nga xam ne ñoom bokk nañ ci ñu tayle suñu papa yi ak suñu yaay yi 80% nag ñooñu gën a tayle ñoom suñu papa suñu yaay yi ñooñu gën a tayle parce que ñun tey mënuñu admettre te jeunesse bi nga xam ne ñoom ñëpp jóg nañ pour changer affaire bi changer système bi changer li fi ne suñu parents yi mënuñu ñu ci jàppale ñoom te bëgguñu ñu tekki teral leen mais nanguñu ñu jàppale chaque noonu la suñu parents yi quand c'est Wade boo waxee sa yaay mu ne Wade boo waxee sa baay mu ne Wade il s'en fout éperdument xamul sax lan moo tax muy wax Wade Macky Sall ñëw ñu ne Macky Sall 80% si suñu papa ak suñu yaay bokk nañ ci ñu sacrifier suñu avenir par rapport ak choix politique bu ñuy def ñoom oui man damay oser di wax yi nga xam ni peut-être nit yi doo ko dégg ci ñoom mais man dama koy wax tey jii suñu papa ak suñu yaay non bougé wuñu meeting yi bëriwul sax ñi fay dem mais bon say suuf 90% ci ñoom la ñuy exploité parce que ñoom masse boo xam ne la ñoom dañuy voté ji quand même jeunes yi sax léegi lañ commencé yor seen carte di dem mais bu njëkk ba paa yi rek ak maire yi ñoo doon dem bàyyi kër ga jeunesse bi yëpp ñoom ñooy dem voté ñoom ñooy ñibbisi ñun yàgg nañ gis lu mel noonu donc tey ji dem nañ ba jeunesse bi yëpp war nañ mun di voté mais man mënuma admettre nga tu viens du ghetto tu viens de la banlieue xam nga galère ga fa ne xam nga ki la ko teg après nga pare mun a jël sa carte dem votel ko ngay dégg ñu naan ay le président sortant wala président bi Macky Sall wala ku mu mën a doon gagné na Géejawaay ak lu waa Géejawaay di daj ndeysaan yërëmuñ sax seen bopp président bi gagné na Pikine ndeysaan ak lu Pikine di daj ci kaw suuf mburu du ko daj ci fuur mais ils sont prêts pour dem pour mun a votel tey président bi mais loolu nag xanaa ren nag dañoo ñaan yàlla li laay war a suuli ren dafa war a jeex nag sa waay man mënuma admettre Géejawaay li ñuy daj ak banditisme bu fa nekk ak galère gi fa nekk ak torox tànge gi fa nekk waa Géejawaay mun a dem di voter massivement pour ki leen ko teg wala waa Pikine wala waa Kaolack wala waa Ziguinchor mais man loolu mënuma ko admettre c'est là où le bas blesse, ça cause problème. C'est quoi le problème réellement? Nan la nit mun a xiifalee nan la nit mun a marloo nan la nit mun a rafleloo nan la nit mun a yàqee sa jàng nan la nit mun a la buggul sa santé ndax boo feebaree tey boo demee ci hôpital yi buñ ne la sax tëral ci lalu hôpital nga ne déedéet dee ma ko gën a lum la dig yëpp mu kàcc la après nga pare pour voter ko xanaa nag man ren dama jàpp ni c'est fini genre méthode yooyu noonu dafa jeex parce que xam nga la pyramide de Maslow mooy la pyramide des besoins mooy ñoom dañ koy jàng dañuy xam ni nit ki dafa am benn besoin primitif boo xam ni bu ko atteindre bu ko amee rek
mun na bañ a dee mooy lekk mooy naan mooy faire l'amour mooy tëdd mooy yeewu c'est les besoins primitifs lu primaire la c'est en bas c'est primaire ku nekk war nga ko am nguur gu nekk war na mun a teg citoyen mu am les besoins primitifs mooy lekk mooy naan mooy faju mooy nalaw mooy yeewu mooy nopp nit mais yooyu c'est des détails te ñun ci pyramide de Maslow fa lañ nekk ci en bas maanaam tey pyramide bi nu mu taxee ni ñun ñoo nekk ci sookul bi ci suuf mais loolu sax Sénégal dañoo am problème ñoom sénégalais bi dafa am sax problème pour lekk ba suur pour naan ba màndi pour feebar faju pour tëdd fu baax dañoo am problème boobu mais léegi nañ lañ mën a amee problème boobu ba pare bëgg a votel waa ji ñu ko teg mais Macky Sall moo ñu teg lii nii le système Macky Sall dafa ñëw fekk fi système daf ne woon dafay changer système mais dafa ñëw gën a imprégné wu ci système bi gën sax ñu jaay bu fekkee Ablaye Wade ak moom buumu jaam baa ngi doon jéem a dog Macky Sall dafa ñëw indi chaîne gën ko takk jox ñu tubaab yi ñun amuñu dara Sénégal dara région booy dem fekk fa usine wax leen ma ko fii région booy dem fekk fa ay usine région booy dem boo xam ne fajar bi di nga gis gars yi di yeewu di dem liggéey ñoom ñëpp foofu la ñuy liggéeyee usines yëpp tëj nañ booy région yëpp benn liggéey lay am muy Jakarta mais Sénégal li fa nekk doy na waar gars yi sama waa ji Sénégal li fa ne dafa kéemtaane Sénégal li fa ne ñun ñii ñoo ko créé ñun ñoo ko créé mais loolu nag lañ bëgg mu jeex ngir yàlla carte kenn du ko jaay ngor la sa ngor mooy sa carte waroo ko jaay loolu sañu maire yi bu dee xamuñu ko parce que ñoom ñëpp ay profession ménagère lañ yor presque boo seetloo maire yi seen carte d'identité loolu moo tax sax ñu dindi loolu léegi profession ñoom sañu maire yi profession ménagère mais sañu maire yi itam dañ ñuy déggal mais ngir yàlla nañuy toog sañu papa yi ak sañu yaay yi souvent sañu yaay boo xoolee meetingu Macky Sall yi maire yi fay ay maire rek doo gis paa yi ay maire kese fa ne ay maire kese ñoo fa ne donc suñu yaay yi ngir yàlla nañu toog di leen waxal maire yow nan nga mun a votelee kii nga xam ni yow tey jii sama ñàkkum liggéey bokk na ci nan nga mun a votelee kii nga xam ne tey jii say bu ma feebaree sama lafañ gi moo ko waral parce que ay médecin sax amu ko ay infirmière lay jël ay gars yoo xam ne ñu ñoo def formation ñoom pigir ma ba ma lafañ sama tànk bi yàqu et cetera mais wax ak suñu yaay yi sama jàng mënuma jàng ñi ngi grève suba ngoon guddeeg bëccëg te yow mënoo ma dugal privé te moom ay doomam nekkuñu fi mais il faut ñu conscientiser ñun suñuy parents ñun tamit ñu conscientiser leen parce que xam nañ àdduna mais xamuñu politique xamuñu politique bi xamuñu nu muy doxee ñuy conscientiser nos parents ngir yàlla ku ci nekk demal nga bokk sa yaay ci wet gi di ko jàpp ne ko mère dimbale ma kii lii ak lii ngeen waxtaan ci ngeen def un débat d'idées parce que yow mënoo seet yow ngay dund di seetaan nit ñëw dugg sa biir kër indi tiisi jox ko sa yaay xottil ko ñawal ko solal ko jox ko 5000 wala 10 000 francs dugal ko ci oto dem buub ko fële tuur ko pour muy tàccu mais loolu neexul tamit parce que baal leen ma mais kuñ ne fi sa yaay cagala du la neex mais tamit c'est pareil kuñ ne fi sa yaay lañ tëbb comme xar solal ko yére ni mbaam dugal ko ci ay oto yóbbu ko tuur ko fële pour mu tàccu mais sa waa ji tamit loolu tam ruslu na de waaw way man de booy bu ma gisoon sama mère di ko def moom jour boobu moom xanaa daf may rey rek ci kaw néew lay jaar mais du génn kër gi non dinaa jooy dinaa ko ñaan dinaa ram dinaa sukku dinaa def lu ne dinaa sax tibb suuf si tuuroo ko ne ko mère boo demee ngir yàlla rek saaga nga sama xeet saaga nga li bokk ci ñun wallahi la azim dina ma jaral lu ne pour bu fa mère bi génn lu nekk dina ma ko jaral pour bu mu fa génn parce que loolu bu famille bi yëpp ñëw taxaw wër ko wax ak moom ñii di jooy ñii di yuuxu ñii tëdd mel ni mi ngi defi ji dégâts bu catastrophique bu defal naa mère bi na sumi yére yi dina ko teg dina dugaat ci biir wallahi la azim parce que danger boobu dafa garaaw sa waa ji loolu dafa yéeme loolu affaire bu salte la loolu ak transhumance ñoo yem képp
parce que nit ñu nga soppi ko mala dugal ko ci oto fay ko jox ko dara solal ko yére ne ko kaay nga tàccu ma mais waaye loolu garaaw na de loolu Sénégal rek laa ko mos a gisee fu ne dem naa fa ci àdduna nag mais vraiment loolu Sénégal rek laa mos a tegee bët loolu mais loolu nit bu koy def buñ la waxee wax ju ñaaw tamit buum la metti tey ji prise de conscience boobu dafa war a am ci ku nekk kenn mënul yee kenn mais ku nekk am nga droit ak possibilité pour yeewu li laay war a suuli nag nit ku nekk war nga mun a yeewu boo seetaanee affaire yi xool xam ni kenn moo fi jóg kenn kese ñun ñeneen ñëpp xam nañ seen loxo mais tey ji mun nañ ne tey ku dul Ousmane Sonko wala waa PUR jógul pour mun ñu wax lu dëggu mun ñu wax lu ñu mun a xettali mun ñu wax lu ñu arrangé te ñoom rek ko fi yore ku ci mel ni Ousmane Sonko moom moo fi yore benn parole d'honneur moom moo fi yore li nga xam lu dëggu parce que day dem ci région yi nit yi yuuxu sonn nañ damm nañ taay nañ ma ne kaa la ñu waxante dëgg nag sab coono yaa ko teg sa bopp non munoo teg sa bopp coono ba pare ñaar di jooyaat fii dafa am nattu li yàlla di def ak li nga xam ne yaa ko teg sa bopp boo ñëwee safara si di tàkk nga jël sa loxo dugal ci safara si bokkul ak nga toog sa kër safara bi jóge fee ñëw ba dugg ci biir ñu am na ñaar yoo xam ne dafa am nattu waaye am na loo xam ne nag du nattu yaa ko teg sa bopp man Ousmane Sonko laa mus a dégg muy wax ak ay nit yu ñëw spécialement pour tàcc ko pour yuuxu ko raayu leen def leen wax dëgg ji ne leen hey bu bay yuuxoo ba tàyyi si seen sonn si seen mettit si seen galère daf leen hey yeneen ko teg seen bopp waaw parce que seen choix déjà dangeen ko raté balaa ngaa laaj say droit da ngay def say devoir mais am na li nga xam ne yaa ko teg sa bopp mu ne leen mais fii seen dëkk bi ñi nga xam ne ñoo fi jiite waa fan lañ ñëpp ne APR ñu ne waaw élection législative ngeen yéen ñii yéen a voté waa APR élection député yi yéen a voté waa APR élection mairie yéen a voté waa APR waaw waa maire bi ngeen voté ba mu nekk foofu bañ leen a defal dara mais kan la mais bu leen ma ci boole man du ma ci dara yéen ñii yéen a booloo voté maire bi gagné yéen ñii yéen a booloo seen député yi ñoom ñëpp nekk waa APR yéen waa dëkk ba yéen a leen voté parce que dañ fee gagné donc boo deftee sa dof-doflu ak sa reewande ba gaañ sa bopp nag ngir yàlla nag bul sonal kenn bul yuuxu yow la yaa ko teg sa bopp donc ñun li ñuy dal nii coono gii nii man damay jomb di ko jooy parce que man xam naa ne maa ko bokk naa ci ñu ko teg sama bopp bien sûr que duma leen votel j'avais voté pour Macky Sall dañ ne woon tout sauf Wade man damay gore dama ne man maa voté woon pour Macky Sall parce que benn moo fi desoon ñu ne Abdoulaye Wade dafiy jóge premier tour voté wu ma Macky Sall j'ai voté pour Ibrahima Fall génnul deuxième tour ñu def tout sauf Wade ñu xeex ñun ñëpp wét gore wétalu ko gore da ngay wax rek mais man votel naa Macky Sall sama carte moo ko lekk mais loolu bokk na ci naqar goo xam ni duma ko fàtte ba fi may sàngoo suuf bokk na ci rëccu goo xam ni buñ ma ne woon loo gën a rëccu sa àdduna ma ne sama carte bi ma jël voteloon ko Macky Sall sama carte bi ma jël en deuxième tour bi votel ko Macky Sall moo bokk na man maa leen ko wax bokk na lu ma gën a metti ci kaw suuf dama koy jooy di ko julli di ko baalu sama askan ndax xam naa ne bokk naa ci ñu leen tooñ mais loolu nag moom laa bëgg nag ñi mel ni man dañ defoon erreur boobu noonu ñun ñëpp ñu racheté wu ci liñ doon yàlla nag mayaat nañu beneen chance lii yéen a ko fi defoon lii dal leen ci léegi kaay leen ngeen ñëw ngeen wane ni rëccu ngeen loolu ngeen wane li ngeen defoon faute bi ngeen defoon vraiment doo leen ko tollanti ñëpp voté contre Macky Sall parce que tey nan la nit mun a taxawee naan ay kii moo fi def lii kii moo fi def laa mais lan la ko defee ak ci lan la ko defee nan la ko defee Macky Sall bu defee benn pont
nan la ko defee ak ci nan la ko defee ak alalu kan la ko defee. Macky Sall defee ko ci alalu baayam parce que ñëpp xam nañ ni baayam yorul woon dara defee ko ci alalu yaayam ñëpp xam nañ ni yaayam jaagatu caaf la woon oui mais kon ci alalu kan la ko def mais sa alal la ko defee ci léegi ca alal bu mu ko defee ñaata milliards la ci def ñaata milliards la ci def lu mel ni tram bi terre bi ñaata milliards pour benn TER boo xam ne 45 kilomètres weesu woo ko jam ñaajo la yem mais loolu ñi ma nga taxaw di ko vanté wu c'est parce que yow da nga wérul dafa parce que yeewu gi yegg siwul ci yow yegg siwul ci yow man de dëkk yi ma dem am na tram am na yëpp mais man musuma gis ko koy vanté wu musuma gis ku koy vanté wu naan ay non sama dëkk bi développé na parce que am na tram man musuma dugg ci tram gis nit buy vanté wu ci tram musuma dugg ci TER gis benn nit bu dëkk ci dëkk ba di bégee président bi ndax TER bu mu leen defaral li may gis kay mooy boo demee ci périodique yi ci seen journaux yi di nga gis ñu ko fay classe sax da nga dem États-Unis ak seen développement bi yëpp bàyyiwuñ seen président bi souvent ngoon ñu yàq ko ni mel ni xamee boo demee France pareil ak gilets jaunes yi France raw na Sénégal 10 milliards de fois te ay gilets jaunes nga fa souvent ngoon ñu ngi ciy xëpp kaani kon yow kon ñun xanaa boo ñu yóbboon France tey ñun bu dee ñun sañu tram bi ak sañu TER bi la ñuy jubilé boo ñu yóbboon France pour ñu dem dëkk fa français yi ñëw kii xanaa ñun moom ñu ku nekk day tëdd rek njaaba njalle ne ajanaa ngi nii xanaa kon moom France moom mooy àjjana bu yàlla di wax xanaa kon ñun moom France la te ak luñ am yëpp ay pont ak ay TER ak ay TGV et cetera ba tey ay gilets jaunes fa la génne te gis ngeen nu mu demee donc ñun bu fekkee ñun amuñu dara ñu ngi jubilé mais ñun est-ce que bëgg nañ dara est-ce que bëgg nañ dara kon waxtu dafa jot nag éveil de conscience boobu am éveil de conscience mënul am fudul ñun ñëpp Sénégal wërngal këpp sanctionné Macky Sall ñëpp sanctionné Macky Sall ñëpp voté contre Macky Sall pour sanctionner ko pour une première fois dans l'histoire Sénégal la wane ni ñun yeewu nañ c'est la première fois dans l'histoire ñu éliminer un président au premier tour mu def benn mandat Sénégal nag dafa jot parce que France daf ak deux fois am na fa ñaari président yi mujj génn yëpp benn mandat lañ def ñu pour wane ni ñoom pare nañ léegi nag ñun aussi Sénégal nag ngir yàlla kaay leen nag ñu def ni ñu sanctionné Macky Sall woon ko ne dañoo damm dañoo sonn dañoo tàyyi dara xamoo ko munoo tus nekkaloo fi lu dul sa bopp ak sa njaboot nekkaloo fi lu dul sa xeet tey la corruption gën a yokk tey la gën a yokk tey la mal gouvernance gën a yokk tey la dérive autoritaire yi gën a yokk ku wax nga tëj ko kaso muus bu ne ngeew sax nga tëj ci kaso bi woykat ku wax nga tëj donc amul lenn li nga xam ne te mun nga ma ko wax nu nit di doxee ak ñoom nan lañ war a doxee te doxalee wuñ ko léegi nag tey nag dafa jot nag bii nii nag Sénégal yëpp wane ni yeewu nañ nag dañ doon nalaw c'est vrai dañ doon nalaw rek lañ fi nekkee woon yeewu nañ une bonne fois pour toutes ñu sanctionné Macky Sall 25% sax du ko am 15% sax Macky Sall du ko am na ñëpp voté contre Macky Sall na ñëpp voté contre Macky Sall li laay war a suuli parce que sonn nañ damm nañ tay nañ amuñu lekkuñu ba suur naanuñu ba mandi fajuwuñu nit ki lu bu dee Sénégal am na loola doy ngir yàlla nañ la jël rocc la yóbbu la benn dëkk bu gën même lu mel ni Nigéria rek Nigéria ñu teg la fa buñ la fa tegee di nga xam ni sa dëkk développé wul teguwul ci yoonu développement teguwul ci yoonu émergence xamul sax fu émergence féete Sénégal sa émergence bu dee est la nekk moom mi ngi ouest bu dee Sénégal développement est la ngay jaaree pour développer wu mi ngi ouest di dem xamul sax nu ñuy développer Sénégal xeetu développement sax xeeñu fa billaay wallaay boo génnee dëkk yi xam ni Sénégal xeetu développement amu fa
ba ci biir nit yi sax da ngay gis xeetu développement bi amu fa. Sénégal nga xam ni da ngay naan sa ndox amoo sax fooy sànni mbuus mun ngaa dox 35 kilomètres amoo fooy sànni mbuus mi. Sénégal ngay lekk sa banaana amoo fooy sànni xott bi mun ngaa dox 50 kilomètres doo am foo ko teg. Sénégal ngay teg sa mbalit oto du fa jaar mukk jël ko mais Sénégal mais loolu dëkk boobu nan la mën a taxawee am fitu naan ay di tudd sax le mot développement dëkk boo xam ne boo lekkee amoo foo koy teg mbalit dëkk boo xam ni embouteillage ba dëkk boo xam ni réyul dëkk bu ndaw mais lu fa nekk ci coono lu fa nekk ci galère lu fa nekk ci injustice kenn mënu la ko wax mais dëkk boobu nan lañ mun a taxawee di am fitu naan ay di tudd développement bàyyi leen tudd développement waaye génne leen ko si seen dictionnaire waaye Sénégal amul lu jege développement bàyyi leen tudd développement bi ngeen di toroxal bu ngeen di néewal doole parce que tubaab bi bu muy bind développement bind ko ndax ñun ñii sénégalais yi parce que amul lenn lu fa développé nañ bàyyi développement boobu nag nañ bàyyi développement bi di wax leneen développement bi ngeen di utiliser da ngeen koy arrêté ay émergence bu la ñu fontoo fu amul développement émergence mënu fa émergence mooy lu amoon ba pare développé ba pare di émerger wu mais ñii dañuy yàpp mais ñii dañuy fooyee mais ñun tam ñu ñàkk fayda lañ ñu ñàkk fulla lañ ñu ñàkk jom lañ ñàkk fayda ñàkk fulla ñàkk jom bëgguñu dara luñ ñu teg rek ñu tegoo ko amul problème luñ ñu tegoo mérité nañ ko waaye toroxal leen ñu waay néewal leen ñu doole rajaxe leen ñu nangu leen suñu kër yi de leen ñu def ni mbaam solal leen ñu ay yére jox leen ñu sifflet nañ leen di tàccu dañ ko mérité nañ ko acca na gën a metti na metti parce que mettit gi dañ koo mérité amuñu benn programme dañuy ñëw luñ fi nekkee ay kàcc kese Macky Sall kàcc rek lay def lu muy lay wax yëpp du dëgg lu mu lay wax yëpp du ko def lépp pour falu jabaram ménagère tey yor ay milliards di ko distribuer nu mu ko neexee dëkk baa ngi dee ma ngay fecc ma ngay tëlli ma ngay naaw ay waa APR buñ la waxee rek nga rus buñ waxee rek nga rus ay Abdou Mbaye ay kii lu mu tudd Boy Mbow Abdou Mbow non God non damay jombi sax man mu léegi ay Abdou Mbaye gis Abdou Mbow gis leen ñuy jubilé ay boy yoo xam ne représenté rien même à l'université c'était des nullards hyper nullards dugg ci ay affaire ci affaire politique les étudiants de Wade du soppi brabre noonu vite faire boum mus na ma invité bureau assemblée nationale ma gis ko mu dóor benn pinsam woolu ma ñëw fa ngandam ma ami bureau mu toog di jéem a misti mais dama ko doon xool sax di ree biir assemblée nationale dama doon xool di yéemu waxuma man maa ngi toog di ko déglu waxuma lu am bopp waxu Abdou Mbow booy Abdou Mbow waxuma lu am bopp waxuma lu am genn ay di fen rek non man kii xam naa ko buñ nekkee fii nii kii non kii man maa ko formé kii man maa ko yar ak ay fen yu tooy man ay ree la ma def musuma aw ma fa sax 10 minutes pare ma ne ko waa ok man maa ngi ñëw dem waay mais damay xool ce genre de spécimen quoi ñooñ ñooy taxaw tey jii ba suñu assemblée nationale bu fa ñes nekkul mu toog fa di siéger mel ni président assemblée nationale di siéger quoi non après dama naan non je vois que ce pays là mérite nañ li ñuy dund quoi c'est vrai nag nañ ko waxtaan sama gars yi nag ñun sañu biir la quoi mais ñun li ñuy dund ni mérite nañ ko de parce que ñun ñoo ko ñaan yàlla ñun li ñuy dund nii non yàlla teguñu ko de nañ ci génne yàlla nag ñun ñii ñoo ko ñaan yàlla parce que ñun ñii ñooy votel ñooñu ñu ñuy toroxal di ñuy néewal doole di ñuy tëj ci kaso yi ñun ñii ñoo ko ñaan yàlla nañ bàyyi yuux yi nag parce que amoon loo xam munoo fekk fële ab safara guy tàkk
tagaloo ko kii nga dem ne fa sërx dugg ba pare di yuuxu non 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 nañ arrêté yuuxu yi nañ arrêté yuuxu yi ñun ñoo ko mérité ñun ñoo ko dund ñi nga wax ay affaire yu fraude non gars yi ok dinañ ñëw dinañ jéem a teg xaalis ku dugg ku génne carte ku génne yeneen bulletins yi te génne Macky Sall ñu fay la ok ñi ngi wax naan ay rajo yi corrompe nañ leen dinañ yuuxu dinañ nangam mais loolu boo ko defee dafa fekk peuple bi éveillé wuñ peuple bu la woon ni dafa éveillé wu ñëpp génn bulletin Macky Sall adduna bi yëpp génn ak bulletin Macky Sall réew mi yëpp di xaar téye seen mbalde di xaar wallahi la azim laa la wax rajo boo fay 10 milliards sax amul fitu wala télé amul fitu ñëw di proclamer résultat naan Macky Sall mooy gagnant mais peuple boo xam ne nit bi bu la yebee ci doxin bala bukki bu yebee gaynde ci doxin bala mu ñu yebee c'est parce que dañoo xool suñu kanam rek xam ne ñii garaawul ah bu ma nee Macky Sall moo gagné garaawul benn xuuxaax la rek après mu romb mais bés bu ñu leen wanee ni gis nga jeunesse bii nii dañoo pare ba nga xam ni gis nga boo leen falsifier résultats yi wala boo leen fi laalee dara lu mel ni point virgule on aura affaire avec vous billaay bu ñu leen ko wanee léegi boo demoon Youssou Ndour lu muy nekk lâche yëpp boo ko fayee ne ko waxal ma résultat temps wala tel du amul fit bi parce que danaan man sax dama cee man sama kër la ñuy taal léegi kii bu ma ko fii wax sama rajo sama kër day tàkk tey bu ma ko waxee fii sama rajo bi tey dina ko mokk rumbax wala sama télé bi bés bu ñu leen wanee loolu rek càmm dina ne ñooy léegi nag waxtu bi dafa jot nag parce que li fi des bëree tout quoi li fi des mooy na kanam yi gën a fasu na xol yi gën a tàng na kanam yi gën a ñàng ñu won leen ni ñun pare nañ nag instant yi dañoo pare de pare nañ taxaw ñi ngi dinañ dem voté ji nag ñun ñëpp nañ voté contre Macky Sall te ñu ngi leen di xaar ba ngeen kenn ci yéen rek kenn ci yéen am fitu génn naan Macky Sall moo gañe këram dinañ ko taal laa la wax këram dinañ ko taal ay mbokkam ak njabootam ak fu ñu leen fekk dañ leen di boyal ba sotti essence taal leen ñoom ñëpp oui il faut nag fu nekk nii nag waxtu bi jot na de ñu gën a ñàngal ñu gën a fas kanam ñu gën leen wan ne dañoo mer te pare nañ nag pare nañ de bés boo leen laalee dara barki Seydina Mohamed dinañ taal seen kër taal sa baay taal sa yaay taal say mbokk taal say xarit taal say am di jàmm pare nañ nag ñu ngi leen di déglu nag falsifier leen nag modifier leen nag sàcc leen nag dajale leen milliards yi joxe leen nag ñu ngi leen di xaar ñun ñoo leen wax loolu ñu ngi leen di xaar man de ko ma fa dëgg na ma massa di nga may dégg léegi ñi maa ngi foofu noonu taxaw jeunesse bi yëpp nañ jóg nañ taxaw bés buñ fi taxawee proclamer résultat ki ko proclamer dinañ ko taal këram taal njabootam taal xeetam ak képp nag li ngeen fi rawale nii ça suffit jeex na dem leen ngeen toog yi da xam ne pare ngeen seen mandat jeex na boo leen fi laalee dara falaa yem ak yéen léegi 3 points de suspension nañ ko yemale fii man autorité yi laay waxal dama ne ñun pare nañ man waxuma te caaxaanuma danaa dugg fii avion ñibbi si Sénégal bind ko ci Facebook def direct Sénégal ne leen yegg si naa damaa yegg si pour xeex dama yegg si pour xare dama yegg si pour tay la sama bakkan bii ndax amuluma benn njëriñ bu ko jaree une patrie se compose de morts qui la fondent et des vivants qui la continuent man ku mu fa dëgg na ma massa pare naa pour tayle leen bii pour pour benn bakkan pour yéen garaawut na ma ñëpp bu ma génnee rek na ma ñëpp ñaanal rek parce que dina ma ko jaral bés boo leen laalee résultat yi yéen ñi laa la wax yéen waa APR jiñ naa ko ci daraje Seydina Mohamed boo leen laalee résultat yi vous aurez affaire avec nous toute la population laa la wax dinañ génn te boobu di ngeen mus a gis benn vindicte populaire boo xam ne musu leen ko gis ci kaw suuf ñu ngi leen di xaar nag da ngeen di jaay fit di ngeen xam ne ñoo leen ëpp junni fit ñu ngi leen di xaar foofu laa yemale mbir bisimilah sàcc leen def leen lu leen neex ñun daal fin bi la ñuy xaar ak yéen ñun fin bi rek course bi jaar ngeen feek naan ngeen ndox ak may nañ leen fii tànk ak jàppale suñu yoon na wuti def leen neex ñun daal fin bi mooy ñëw leen jox ñu résultat yi ñëw leen rek ba wax ne leneen lu dul Macky Sall dóor nañ ko dóor yoo xam ni fu mu daanu jóg sax mënu ko loolu la ñuy xaar ci yéen boo leen fi waxee leneen ak ku ko fi wax ak rajoom ak téléem ak journalam lépp la ñuy boyal révolution bu garaaw la ñuy def Sénégal incha allah ñu ngi leen di xaar jël leen affaire yi jël leen ko parce que ñu Sénégal bi yëpp xam nañ ni du yéen Sénégal bi yëpp voté wuñu leen Sénégal bi yëpp dañ leen a contre yéen xam ngeen loolu yéen xam ngeen ni clairement
que yéen ñi doo leen gagné yéen waa APR xam ngeen ko bu baax a baax a baax a baax gis ngeen ko ci réseau yi gis ngeen ko ci biir Sénégal foo leen romb amuñu ndox ñi ngi leen di yuuxoo ñi ngi yuuxu ñu ngeen di jox yëpp da ngeen leen jox xaalis parce que ñoom ñëpp nee nañ garaawul dañoo ñëw pour lekk li ngeen yor pour dem mais duñ leen votel léegi nag ñun ñi ngi leen di xaar ci cappaandaw ga man moom bu may dégg gars yi naan ay non gars yi nee nañ dinañ sàcc ak yow man si ma fu yooyu waxuma ko dinañ sàcc garaawul léegi nag sàcc ndënd xam foo koy tëggee ko gën sàcc nënd xam foo koy tëggee ko gën seetaan leen rek ñëpp nañ voté contre Macky Sall ab sàcc la ab fenkat la ab trian la ab nit ku dëgguwul la ab ku jaay ngorom la ku jaay boppam tubaab yi bugg ñoo jaay ñoo lank ñoo bañ kookoy Macky Sall ab baadoola la lekkul naanul tey ji ay milliards la yor du nitu dara war na baayam ab Macky Abdoulaye Wade du nitu dara ñun ñoo wax loolu te ñun ñi ngi xaar nag ba mu def leneen lu dul dañ maa dóor ba mënutuma jóg foofu rek lañ koy xaaree ñi ngi xaar rek ba mu wax leneen lu dul woo benn Sonko amin yaa rabbana alamin na ko félicité ko loolu la ñuy ñaan te loolu moom bu ko defut oh dina gis beneen Sénégal dina gis beneen xeet dina gis ñeneen dina foog ni sax dañ ñoo infiltré incha allah na ñëpp voté contre Macky Sall du nitu dara baaxul ci kër baaxul bàyyi sax ci àll moo ñu toroxal moo yàq suñuy jàng moom moo foowee suñu avenir boppam la fi nekkal ak njabootam ak xeetam ak partem point léegi nag lu fa des moom mooy ay dina sàcc du sàcc waaw dina sàcc du sàcc waa ji day nalaw dinaa sàcc dina sàcc yow yoral sa mbolde rek taxaw di ko xaar mi ngi ci biti di comploter di xool ba xam fii nii dafay sàcc wala du sàcc yow yoroo sa mbolde rek xaar ko bés bu jëlee buy jël doo ko wax dara bés bu jëlee bay génn boo koy tëggee mbolde bi nag dina xam ni kii da doon nalaw wala nalawul foofu la situation boobu lañ toll léegi nañ leen wan ni garaawul comploter leen fee waxtaan leen du ngeen di defee garaawul ñun daal ñu ngi nii rek toog ñi ngi toog di leen seetaan rek léegi nag ñi ngi xaar ba xam yaa ngi xool ba xam nalaw naa wam nalaw yanul télé bi di yóbbu rek boo yem télé bi du ma la wax dara dama naan teg boo yanoo nag boo won ma ginnaaw non di nga dégg njullu koo xam ne da nga naan non lii est-ce que malaaka tëgguma mbéj waaw noonu la demee nag bu ñu leen wax dara nañ jël lépp nañ sàcc lépp après résultat final yi bëgguñu dégg kenn naan ay Sénégal ay dëkk jàmm la ay Sénégal ay discours yooyu ñun soxlawuñ ko bés bu ñuy taxawee fii ne ñoom ñoo gagné proclamer résultat yi ku ko proclamer nu mu ko proclamer ñu toogoon ca table ba ñamay waxal ñëpp ba ci président buñ bàyyi dara lépp la ñuy rajaxe soppi ko dóom incha allah bëgguñu dégg benn ay noo garaawul ay nguur yàllaa kay joxe ay seen affaire philosophie yooyu noonu ñoo soxlawuñ ko na ko ku nekk denc ku mënul ñëw ci xeex bi na téye boppam ku mun na ñëw joindre te xam ne sa avenir la ñuy yàq ak sa avenir doom ak sa avenir xeet ak sa avenir jarbaat ak sa avenir sët point voilà bu fekkee nag ñi nga xam ne tey dañuy tukkee que ji ñooy ñëw pour rayante lu fa ne waxuma laa nag ñi nga xam ne fa lañ nekk di dund galère gu mel noonu waaw léegi nag bal bi moom mi ngi suñu camp ñoom ñi ngi ne ñi ngi wuri seen i pexe nañ leen seetaan mais ñun ñëpp nañ armé wu toog xaar leen foofu laa yemale mbir yi léegi nag vidéo bi dama bëgg ngeen partagé ko pour une première fois ma wax leen ko pour ngeen partagé ko parce que musuma def vidéo wax loolu parce que dama bëgg nag ñoom seen bopp ñu jot vidéo bi nag man la Mollah Morgun man moom pare naa moom dinaa dugg si foofu ci dëkk bi dinaa dugg si dëkk bi de te dinaa fa dugg te dinaa fu ma mun a woote dinaa fa woote nee leen dajaloo nee leen rayante di ngeen ñu rey mbaa ñu rey leen yéen di ngeen ñu rey yéen waa APR di ngeen ñu rey mbaa ñu rey leen ren ñii xaar rek ba ngeen wax fi leneen lu dul dañ ñëw dóor ba ñuy bëgg a dee loolu rek la ñuy xaar incha allah lii nag vidéo bi laa bëgg ngeen partagé ko pour ñoom ñëpp jot ci ñoom Abdou Mbow ak ñoom lu mu tuddati ñoom maître El Hadj Diouf ak ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ak ay ñoom lu mu tudd transhumant yeeg xaj gi dee yeeg ñoom Macky Sall ak ñoom ñëpp seen xeet googu yëpp sàcc yeeg bandi yeeg njublan yeeg trian yeeg ñoom ñëpp nekk ci APR ngeen ñoom ñu jot ci vidéo yi pour xam ni booy yi jeunes yi pare nañ bañ laal rek ñu fexe rek ba laal dara ci élection yi
wala ñu def naka sudul rek ñu wan leen ni ñun tam pare nañ comme nu ngeen ko bëggee nu ngeen bëggee nguur noonu lañ bëggee ñun tam suñu jàmm waaw te jàmm nag moom xeexaw koy maye amul benn jàmm bu ay wax ju bari di maye xeexaw koy maye dëkk boo gis mu am jàmm tey amoon na guerre gu tar même monde bi sax pour mu taxaw laa la wax am na guerre mondiale 1 am na guerre mondiale 2 am na yeneen guerre ay guerre silencieuse donc jàmm moom bu ñu ko bëggee non foog ñu defante ko ak ñoom non foog ñu defante ko ak ñoom pare nañ nag wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp di ndamoo ñëpp di leen wax ne pare leen voté contre Macky Sall te ñi ngi xaar en retour ba mu wax fi leneen lu dul merci di remercier peuple bi di remercier ki ko dóor di remercier di féliciter maître monsieur Ousmane Sonko incha allah ñi ngi xaar lool bu loolu nag moom di ngeen jot suñu jikko incha allah jaajëf bégee merci